émission Sen Show premier numéro bu ayu bés bi am mbégte lool toogaat fii ak suñuy gan waxtaanee quand même tolluwaayu réew mi mënuñu ci génnee li nga xam ne ci la ñu bëgg a tàbbi muy élection locale yi waaye nag processus la ndax jamono ji ñu ngi tolloon ci dépôt yi ginnaaw clôture bi ku ci doon ku ne gis nga ne jafe-jafe yi nga xam te ni ñu ngi koy dund ci par rapport ak loolu ak liste yu bëri yu ñu rejeté lépp lu jëm ci local bi daal daan ci waxtaan ci biir émission bi mbégte bi day law ci dalal gu ñu dalal Youssou Dao di expert électoral ñu ngi lay nuyu bu baax a baax am mbégte dalalaat la ci Sen Show xam naa yàgg na. Sen TV c'est pas la première fois ma fi ñëw. J'ai beaucoup apprécié. C'est un plaisir pour moi à chaque fois fu mu fi ñëw. Très bien d'accord jërëjëf ak yow daañu waxtaani tomb yu ñu soulever lépp ci kanam waaye itam ñu ngi xaarandi sunu beneen invité di Amadou Sène Niang di expert en décentralisation moom itam candidat ca gox gu mu ne ci jongante ñu jëm di élection locale yi mbokk yi seen émission du ma ci wet benn yoon fas yéene naa ci ànd ak Ndeye Dimbé Ndaw ak Fatou Abdou Ndiaye léegi doore ak yow Youssou Dao ci li nga xam ne moom la ñu nekk di dund jamono yi muy actualité muy liste yi nga xamante ne ni ay candidature yu bari la yu ñu rejeté alors rejet bi itam yéem a goo xamante ne ni ñëpp ñu ngi ci wax mu doon à la une presque ci quotidien yëpp alors yow ban lecture première ngay def ci rejet yu bari ñu nemmeeku ci Ndakaaru ak Sénégal gi yëpp. Voilà jërëjëf li nga wax moo am rejet yi bari na lool conclusion yi bari na lool. yàgg naa ci élection. mais c'est la première fois dans l'histoire électorale du Sénégal ma gis. ay dépôt de liste bu bari ni ay rejet. dafa doy waar nag parce que rejet yi bu fekkoon ne sax justifié na dañ ci ñëwaat waaye dafa féete benn boor loolu moo ci gën a yéeme nag. parce que soo xoolee bu baax liste yi ñu wax ñëpp te rejeté ci yëpp opposition la dafa mel ni opposition dañoo mënut a déposer ay liste wax dëgg yàlla opposition bi itam ñu yàgg ci élection la ñu. ñoo xam élection la ay maire a ngi ceeg lu nekk ngi ci. moo tax ma jàpp ne war nañ ko seetaat. mënut a lii warut a mën a wéy. ce n'est pas possible. seetaat ci ban côté ci xëy na opposition bu manque ñàkk expérience ci dem xëy na élection yu ñu jëm ak defar nu ñuy defee. liste wala seetaat ci. rejet yu bëri yi am na lu ci ñuul. seetaat bi ni mu ko waxee mooy xool ko defaraat ko. parce que xam nga Sénégal ci sunu constitution ci sunu loi dafa am principe bu am importance. bu ñu tuddee la liberté de candidature. mooy képp kuy citoyen rek am nga droit ne candidat war ngaa mën a wote war nañ laa mën a woteel. loolu dañ ko war a sàmm su fekkoon ne nag sàmm nañ ko ay rejet du bëri parce que administration dafa war a nekk conseil war a mën a encadrer. ba nga xam ne liste bu ñëw dañuy fexe ba nga jàll waaye dafa mel ni fi mu ne ci dépôt liste yi ña ngay seet rëq-rëq bu ndaw rek ñu dàq la nga dem loolu nag baaxul ci élection parce que élection dañoo war a yombalal candidat bi mu bokk dañoo war a yombal liste bi mu bokk dañoo war a yombal coalition bi mu bokk loolu démocratie waaye ni ma gisee ñuy dàq boo dégloo mandataire yu bari li ñuy wax nga xam ne am na ci argument yu bari yoo xam ne yi wartoon sax jëm ko war nañu ko mën a régler sur place parce que li war a tax ñu dàqam liste dëggantaan nga xam ne kenn mënu ci dara yu ci bari amu ci mooy sa caution amoo ko wala say conseil matut wala respecte parité wala daal mais da nga gis ci liste yoo xam ne yii da nga lay dàq ci agencement da nga lay dàq ci turu ndey ji ñëwut da et cetera yooyu war a su ko dàq da nga ko war a corriger ci saase ma dellu si ne administration dafa war a mën a jàppale liste ba mu jàll waaye wërta mën a xoolam liste di fexe nu ma ko dàqee te loolu nag lay nu loolu nag moo tax ma ne te itam wax dëgg yàlla c'est la première fois ñu gis autant de listes yu ñuy rejeté ci ay députés. tout à fait mu doon ay coalition yu ko seq yu ci bari ak i parti politique nit ñi nag la ñuy convoqué depuis ce matin mooy bizarrement coalition Benno Bokk Yaakaar amul benn liste bu ñu nemmeeku ne liste boobu rejeté nañu ko or que yeneen coalition yi moom daanaka pratiquement ci étendue territoire Sénégal bi yëpp dañoo dàq seen xam nga loolu moo jaaxal nit ñi fi nekk parce que bu doon ne sax dañuy rejeté fii di rejeté fii et cetera ñu ne l'administration a été très sévère. ñu ramené ko à l'ordre ne ko nag jéem a la seetaat nooy doxalee. waaye boo xoolee liste yi ñu rejeté wax naa ko ci njëlbéen yëpp benn côté la féeti. damay wax ne bu doon ne sax lu dëggu la. itam xel da ko nanguwul. moo tax ma ne administration électorale waroon nañu lu ñu mel bu amee ñu seet nu ñu ko jubbantee. pourquoi ñu seet nu ñu ko jubbantee du caaginu sax faire plaisir à la coalition ou au parti déedéet. mooy li ma waxoon ne képp ku ne damay dem élection
droit la ci yow. absolument liberté de candidature dafa am ci suñu réew. kon nag nit ki da nga ko war a mën a dimbali ci mu doon candidat warul def tout pour xañ ko ci mu doon candidat. di ko dëggal sarax jërëjëf dinañ ko gën a yaatal dañuy jox kàddu gi Ndeye Dimet comme ça ñu wéyal waxtaan bi. yàgg lool ci mbirum processus électoral. di nuyu itam Fatou Abdou. alors tey quelle sera la suite du processus électoral jamono ji mën nañu wax ne ñu ngi ci période contentieuse nit ñi ñi ngi contesté est-ce que tey njeexital bi fi ñuy jëm mën nañu njort bu rafet que ni élection locale yi dina am à date échue. waaw fi mu nekk xam nga ñi ngi ci phase bi nga xam ne boo déposé sa liste autorité administrative bi daf lay notifier sa rejet am nga nag droit dem def recours cour d'appel. léegi cour d'appel am na foofu 72 heures war nga ko déposer fii ak 72 heures je crois que ñi rejeté yëpp ñu ci bari ñu ngi ci cour d'appel nag mooy décider. delloo leen ko ci biir wala rejet bi nangu naa ko. diggante bi nag man je dis que nañu waxtaan parce que autant de listes ci ay élections bu ñu ko rejeté man dama naan surtout nag la élection yu rejet yoo xam ne yëpp dafa féete benn boor damay wax ne élection yi mooy na ah oui il faut le reconnaître élection yi mooy na kon nag. fi mu nekk ma damaa jàpp ne parce que am na ñu ciy liggéey nag du ma la ko nëbb société civile ñu ngi ci dox ay jéego. ba nga xam ne cour d'appel bëgg nañu mu liste yëpp ñu fet delloo leen ñu seet ñi nga xam ne mën nañ koo corriger mooy wax naa ko ci njëlbeen am na ci erreur yu ñu mën a corriger ak yu ñu mënut a corriger yoo xam ne à la couleur àll moom rejet la rek. waaye nag yi nga xam ne ay erreur d'agencement ay erreur matérielle yu ndaw ndawal yu nañ ko delloo ci biir ñu ngi dem élection lu muy démocratie. loolu nag. allez-y nañ ko delloo loolu mooy démocratie. loolu nag bu ñu ko deful sur le 13 passé liste yi obligatoirement 10 jours après la date limite de dépôt war nañu afficher les listes yi nga xam ne ils sont valables. mais à partir de ce moment listes yooyu nag ñooy dem élection. man nag je pense que d'ici là war nañ man ñu fexe ba ñi ñu rejeté ñëpp ñu dellu si leen ñi ci mën a dellu si nag parce que it wax dëgg yàlla. bu fekkee ne nag say conseiller matu wala amoo caution wala yooyu jafe na mais ñu ci bari ay erreurs matérielles yoo xam ni ku leen may ñu corriger ko suñu leen dellu see mu valable. d'accord alors élus départementaux yi seen njiit Maodo Malick Mbaye dafa xëy tey suba wax ne nañu alléger ñi nga xam ne ñoo nekk situation yooyu noonu mu nekk benn mesure exceptionnelle est-ce que loolu ànd na ak li yoon wax. waaw man liir naa li Maodo Malick Mbaye rafetlu naa ko parce que bëgg na loo